ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asalaamaaleykum mbokki jullit yi, asalaamaaleykum mbokki taalibe yi. Noo ngi am mbégte dellusiwaat ak yéen ni ñu koy defee waxtu wu jot ci dimanche ci heure bi ci seen émission diaspora ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalibe Baye Demba Dia ak Baye Makhtar Tall ci xarala bi Serigne Modou Mbaye Thiam Baye Fall. tey jii di le 21 juin di defe naa première bésu estate defe naa solstice bi tey la ñu ci ziar ñëpp di ñaan suñu borom may ñu wér may ñu fekkee di ñaan xew-xew bii nga xam ni moo fi nekk di mbas mi yàlla teggil ñu ko waaye ñoo ngi ziar it sunu jëriñ sunu xalifa Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ziar mboolem kilifay diine rawatina Cheikh Serigne Touba yi di ziar sunu mbokk yi nga xam ni ñun ak ñoom ñoo nekk ci diaspora bi doon ay sénégalais bokk pas-pas waaye yàlla dogal ñu nekk ci yeneen diine mu mel ni buñ ci tuddee rek communauté chrétienne bi nes naa yóbbaale ñëpp di ziar ñëpp nag di ziar it sunu jëwriñ ci rajo bi Serigne Mouhamadan Mbacké Balla ñu ngi lay ziar moom ak Serigne Ibrahima Ndiaye bu ñu leen joxee ziar bi rek mel na ni egg na ci ñëpp ñu am mbégte nag dellu si waat ak yéen ma ànd ceeg ñi nga xam ni laa ci àndal ci liggéey bi fas yéene dellu si waat rek ci beneen numéro bu diaspora kon damay jox Baye Makhtar mu nuyoo ñu tàmbali sunu tomb tey Baye Makhtar bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu jërëjëf Baye Demba ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci sangu-sang yi ñu ngi sant bu baax ak gërëm suñu ñaari wayjur yi di nuyu suñu mbokk yi ñu bokkal plateau bi yëpp di professeur Simal di la ziar bu baax Baye Demba di ziar bu baax suñu technicien Modou Mbaye Thiam Baye Fall di jiital nag ci nuyoo yi ak kàddu yi sëñ Mountakha Bachir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu ànd ak wér di ko ñaanal it bépp kilifa diine ak kilifa aada fépp fu ñu ne ci àdduna bi di ñaanal sunu jëwriñ yi ci rajo bi di leen nuyu bu baax a baax di ko teg ci loxo sëñ Mahmadan Mbacké di ko ziar bu baax di ko ñaanal yàlla moom it yàlla may ko ndëgër laay di ziar bu baax sunu jëwriñ sëñ Cheikh Mbacké El Hadj sëñ Cheikh Mbacké Mbuub géewul Xaadimul Rasul di ko wax ne ko ñu ngi koy suivre bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni mi ngi koy def tey ca Sénégal semaine bii passé rek suivre nañu ko wax dëgg yàlla mu dawloo yaram yu bari mook El Hadj Mbaye Peex wax dëgg yàlla mu neex ci xol lool dëgg-dëgg di nuyu nag suñu mbokku auditeurs yi di leen ziar bu baax di leen wax ni nañu ko daan defee rek dimanche bu jot teelu siwaat ci télé bi di ñaan yàlla lépp luñ fi wax rek mu doon njëriñu askan wi kon ma delloo la Baye Demba bu ko defee ñu dugg ci waxtaan wi. jërëjëf Baye Makhtar noo ngi ziar bu baax mu mel ni tey jii ni nga ko waxee rek mëneesut a génn ci tomb bi nga xam ni moom la ñu tàmbali woon dimanche bee weesu ndax nag bari na sunu mbokki taalibe yoo xam ni bi émission bi jeexee rek maanaam rappelé nañ ñu insister maanaam joxe ay argument soxna yi moom duma leen wax rafetlu bu baax nag taxawaayu ak kaddu yi nga xam ni exposé bi nga xam ni moom la fi professeur def ndax nag tomb bi ñu laaloon dafa yaatu boo xam ni liñ ci tànk lu tuuti la ñu jëmee woon ko ci li nga xam ni moo doon année scolaire bi weesu yéen njàngat lañ ci mën a jël ak it laaloon tuuti ci njaboot gi professeur nag Simal waxtaan wu am solo ñu ne nag tey jii dañ koy dalalaat ndax dañoo gëm ni keroog waxtaan bi lañ ci wax dafa desoon fànnu njaboot gi laal nañu rek responsabilité ak facteur temps yi mais biir kër gi ak it yeneen côté yi liñ ci waroon wax lu baree bari la semaine bi ñi ngi ci actuellement maturité yi démb rek ndeysaan sama gone yi am na ñu ci jàll mu am ñeneen ñuy waajal maturité
professeur ñooñu tey jii jëm université ñu tàmbale ci ndongo yi ndax bee passé ci ndongo yi ndaw yi lañ tàmbale woon ñooñu jëm université tey jii est-ce que yaakaar nga ni dinañ yóbbaale benn lacune bu jëm ci lii nga xam ni moo laal ci année blanche bi nga xam ni moom la Sénégalais yi dund professeur boo nuyoontee ba pare ak mbokk yi jërëjëf. asalaamaaleykum d'abord yéen ñi ma bokk ak plateau bi ak suñ technicien Baye Fall ñi ngi nuyu auditeurs yëpp di nuyu ñu ñuy déglu di nuyu ñu ñuy bokk ak diaspora bi muy ñu bokk ak diine ak ñu bokkul diine suñu nuyoo ci kilifa yi teg nañ ci loxo sëñ Mahmadan Mbàkke mu nuyul ñu kilifa yi sargalul leen ba ñoom ndax lii ñu am tey lii ñu mën tey te ñoom la jóge kon nag war nañoo am bor buñ leen amee bor bi nag mooy d'abord reconnaître suñuy kilifa comme moom mooy suñu kilifa fii mooy suñu trait d'union moom ak suñu diggante ak ñoom donc lépp teg nañ ci loxoom sëñ Mahmadan pour université xam nga njàng li nga jógee jardin d'enfants ba ngay agsi terminal ak ki la pour une formation pour sa dund pour sa xam-xam pour sa yar pour sa teggin pour sa rapport sociaux yow ak ñi nga séq ak société bi loolu lañ lay jàngal boo xasee ba am bac jëm terminal jëm université tu deviens responsable c'est-à-dire parce que tey ci tey ki am bac ki am maturité mën na jàng di liggéey mën nañ ko jox ay responsabilité parce que bac lu lay dugal ci responsabilité lu lay dugal ci société la boo jëlee moom la le bac da lay jàllale fenn dafa am ci lum lay jàllale maintenant ñoom mën nañu bañ a sentir Covid bi parce qu'ils ont assez de bagages intellectuels depuis primaire ba fii ñu agsi ki agsi terminal mun na ko bañ a sentir parce que mun na jàngal boppam mën na ko bañ a sentir parce que mun na former boppam donc am na assez de bagages pour bañ a sentir Covid bi pour bañ a sentir année blanche bi ou ñàkk année bi mat non mën na ko bañ a sentir quand même un élève responsable en terminale ñëw di def si bac ba jàll bac pour jëm université vraiment il est assez responsable pour se former parce que fi nga koy xamee la présence à l'université n'est pas obligatoire mu ngi obligatoire juste TD yi travaux dirigés yi plus 50% de la présence dans les cours mais un étudiant la présence n'est pas obligatoire à 100%. mun na boo defee TD yi rek boo présenté TD yi rek def travaux dirigés la tudd yi la prof yi jiite déjà sa certificat d'assiduité dañ la koy jox parce que boo présent cours yi am loo présent ci cours yi te présent woo ci travaux dirigés yi doo am certificat d'assiduité te certificat d'assiduité moo lay permettre sax nga am bourse déwén par exemple ki am bourse ren par exemple amul certificat d'assiduité déwén ente bi ko joxoon bourse mën na ko demander na ko delloo ma sama xaalis parce que dama la ko joxoon pour nga jàng te njàng pour un étudiant c'est les travaux dirigés donc l'étudiant qui bi am bac quel que soit alpha mun na ci génn quand même te dina ci génn sax parce qu'il est assez mûr assez responsable pour kii bu déwéne bu defut cours théorique yi aussi di def travaux dirigés yi rek pendant l'année il s'en sort donc moo tax wax da nga ñoom mun nañ ci génn quoi duñu am problème boobu merci. Baye Makhtar. waaw jërëjëf bisimilah Baye Makhtar. waaw bisimilah dama fayoon micro bi parce que dama doon bañ parce que xam nga professeur moom buy wax dafa laaj déglu bu baax a baax da faaw nga fay micro yi pour mën koo teewlu bu baax a baax mais dama bëggoon a laaj professeur gannaaw bi ñu rafetloo xel mi ak xam-xam bi di ko ñaanal yàlla it yàlla sàmm ko ndax moom vraiment c'est un pilastre li ma koy faral di waxee pilastre la ci diaspora bi
li ñuy rëccu rek mooy yéex koo xam waaye rëccu wuñu bi ñu dara ci bi ñu ko xamee ba léegi ndax saa su ne mi ngi ñuy dolli di ñu yokk ci xam-xamam vraiment te munoon na ko sax ni xaaral ma yemal ko ci sama njaboot waaye ma ngi koy yaatal fu ne kenn mësu koo gis ci télé kenn mësu koo gis ci rajo ñun ñii sax ñoo koy foqati Baye Demba ñun ñooy foqati loxoom ne ko professeur faaw nga ñëw ndax da nga yor nga loo xamante ni diaspora bi dañu ko soxla te comme dañ fi nekk ak njaboot ndax xam nga ñun yàlla dogal na immigration bi ñu fiy ñëw soog a ñëw wala sunu mag ñi bokk biñ fiy soog a ñëw xalaatuñu woon tey jii danañu dem ba toll foo xamante ni sunu doom yi danañ fi am ay lauréat plurinale ay biennale ak yeneen kon ñu amee ay professeur yoo xamante ni dañuy gindi ci yooyu vraiment ab cant la ci ñun mais dafa am lu professeur wax léegi nii maanaam parcours école bi xale yi nga xamante ni wala boog phase bi nga xam ni ñoom ñooy gën a sentir coronavirus bi muy maanaam diggante daara yi jëm ba nga xamante ni da ngay dem ci daara laata nga àgg ci daara ju mag ji laata ngaa dem université ñooñu xëy na mën nañu ko sentir mais ki nga xamante ni vraiment egg na université xëy na mën na ko bañ a sentir parce que am na foofu déjà lim ni mu ko décrire dafa wax ni ñooñu déjà ils sont déjà responsables effectivement am nañu une certaine maturité def nañu benn parcours bu leen wan ni àgg nga ci daara ju mag gi ndax daara jooju boo fa àggee daanaka yow dugg nga ci ñi nga xamante ni war nañoo topp yoon wi nga xam ni ñoom ñooy jël les décisions futures ci réew mi ndax boo ko toppee dox ko ni nga ko war a doxee war ngaa bokk ca ñi nga xamante ni ñoom la ñu war a tànn ëllëg ca réew ma pour yenn instance yi nga xamante ni ñu koy wax bureau yeeg ak yeneen pour sa participation ci développement réew mi mais dafa am benn affaire bu ma jaaxal bu ma metti Baye Demba am na benn émission bu ñu fi mësoon a def ñu amoon ci lu nu metti lool ñu gisoon benn cahier boo xamante ni table de multiplication ñu def ci 3 fois 7 ñu def ci 82 xaw ma ñu toogoon fii càmbar ko loolu doonoon mbir moo xamante ni c'était une erreur gravissime erreur bu graaw bu weesu loolu te ñu xam ni ñun sunu doom yi table de multiplication dañ leen ko daan defal ci seen cahier pour permettre leen cahier bu ñu yoree rek mën nañ koy yor saa su ne di ci jàng ñu gis ci erreur bu mel noonu ñu doxati ba jamono ñuy gis ni même à l'université bu ñuy def yenn interview yi après une manifestation wala une grève wala yu ni mel yow tu as l'impression que ni kii di wax nekkul université dafa mel ni kii di wax seconde lay def wa ilaa dafay jàng beneen xeetu beneen dëkk la jógee ñëw Sénégal di jàng bu làkkee tubaab yow mi nekk Italie depuis pendant 30 ans yaa ko gën a dégg tubaab est-ce que professeur est-ce que sunu njàngale université bi bu démb ak njàngaleem université bu tey bi lan mooy problème bi ba xale yi déggatuñu tubaab parce que c'est un problème bu doy waar problème bu man dama leen di déglu ñuy wax xaw ma nag parce que man lettre laa doon def. moo tax ma xaw Baye Makhtar. problème bi yaatu na de. trop. ndax tey jii boo xoolee Sénégal yaa ngi wax mënuñu làkk tubaab mais fii par exemple boo xoolee man gis naa xale yi parce que centre bi ñu yore xale yi seen écriture mënuñu la bindal cursive bu rafet. majuscule rek lañ lay bindal man loolu moo ma jaaxal professeur loolu vraiment lu ma yéem la parce que ñun Sénégal calligraphie ñun plume lañ daan jàngee da nga daan capp ci daaj yi bind ak plume am bivard xaw ma ñi ko fàttaliku mais léegi bu ñu demee ba nga xam ne yow boo xoolee kay foofu tam am na ci conséquence yaakaar naa ni donc ko professeur mën nga war nga mën a baax par rapport à ce problème là d'abord
problème mu niveau en français bi xam nga boo seetloo waa ji créé Facebook xaw ma WhatsApp yu mel noonu daal am na ci koo xam dafa démissionné bàyyi dafa bàyyi ñu wax mu ne le drame bi mu créé moom xamu ko te doomam du ko utiliser da koy bañ. Aujourd'hui dans certaines universités américaines on interdit formellement nga jàngee ordinateur wala nga jàngee technologie et cetera parce que la machine a pris la place de l'homme jaratul ngay wax xoola xale yi message yi ni ñu koy bindee gis nga message bindatuñ français bindatuñ lu kenn xam am na sax loo xam ñoom rek ñoo ko xam mais yow xamoo ko. D'abord l'avancée de la technologie da lay permettre dootoo xalaat parce que loo soxla rek c'est à portée de main. loo soxla rek c'est à portée de main ba nga xam ne tu te dis est-ce que léegi xale yi copier-coller la ñuy def ils n'ont pas besoin de parler copier-coller la ñuy def te gis nga ab làkk waxoon naa leen keroog daf fay fekk aw làkk toog ci kawam mais bu fi fekkul dara mais ñun suñu doom yi déggatuñ wolof déggatuñ pulaar déggatuñ séeréer et cetera amoo benn socle linguistique bu lay permettre nga comprendre leneen benn ñaar la façon d'enseigner parce que xam nga boo demee ba enseignant naan la njàngale mi doxagutul parce que dañoo manqué ay moyens parce que xaalis newu fi parce que ordinateur newu parce que lii newu fi laa newu fi la pédagogie n'est pas liée aux moyens jotewuñu dara un enseignant peut partir de zéro mais boo demee ba léegi ñu dugg ci domaine boo xam ne dañ naan kat enseignants yi yéen nga dégg syndicat yi di casse les moyens nous manquent lii nous manque nous avons pas loolu soxlawuñu ko pour enseigner c'est un plus bu lay dimbale par rapport à ce monde connecté par rapport à ce monde universel mais man dama gisul ba léegi man gis nga yàlla xam na ne salaire sax boolewuma ci la war a mën a dimbale enseignant pour mu nekk enseignant salaire bu baax ak bu bon ak lañ fay tuuti man sax gisuma ko mécanicien mën na koo laaj menuisier mën na ko man gisuma sax ab enseignant warto mën a taqale son enseignement et son niveau de vie jotewuñu dara bu fekkee na sacerdoce bi gàddu na ko ne man damay jàngale alors la pédagogie qu'on utilise aussi pour parler ou pour enseigner baaxatul xamul tax baaxatul enseignant bi ci boppam day bay ba guddi wala bu yeewu 7 heures du matin daal di dugg internet dugg kii defar leçon bi génn dem moi je dis par exemple au lycée Valdiodio Ndiaye tous les professeurs d'histoire et de géographie dañu doon tase entre le samedi et dimanche préparer leçon semaine yi yëpp leçon seconde yi première yi leçon pour une semaine ñu dajaloo ci benn kër defar ko aujourd'hui quand on te dit que l'enseignement élémentaire man inspecteur ma ko wax c'est la fiche électronique qui détruit l'enseignement xam bu njëkk da ngay defar sa fiche préparer sa leçon wane bibliographie livre yi nga lire léegi xam nga nooy def da ngay bàyyi ba jour ba nga bind ci Google tirer fiche électronique bi ci thème bi ngay jàngale lañ ca bind nga doyloo ko dama leen di waxal leen pour te dire danger boobu fan la ne Pape Demba après dinaa la ko yónnee je crois feuille bi am naa ko mais dinaa la ko yónnee man yow nga gis ko pour te dire Wikipédia def na ko ci Cheikh Oumar Foutiyou Tall def na ko ci Serigne Touba ma waxal leen te benn Sénégalais seetlu ko Wikipédia dans l'islam au Sénégal dañoo effectivement tout le monde sait que celui qui a fait entrer l'islam au Sénégal et au 11e siècle s'appelle War Jaabi Njaay ñëpp xam nañ loolu waar ñu ngi koy bindee OUAR mais Pape Demba boo bindee waar WAR dugal ko ci Google traduction en italien lu mu lay jox guerre voilà su ngeen xoolee Wikipédia italien dañu bind l'islam est introduit au Sénégal par War Jaabi Njaay Guerra Jaabi Njaay lañ bind
man Massayer Diané mooy sama témoin parce que Massayer Diané la benn waay seet bu doon def 3e cycle non maîtrise sur l'immigration l'islam etc. au Sénégal. Massayer woo ma boole ma ak moom mu am moom professeur bi koy encadré thèse mu nga woon Trieste. mais prof bi day jàngale Sierra Leone etc. donc man maa fi ne woon di ko jàppale mais man seetluwuma ko ma dem di lire thèse ba muy waaj a jeexal ma gis fu mu bind fu mu interpréter na l'islam est une religion violente même ñi nga xam ne ñëpp xam nañ leen dans leur pacificité muy sénégalais yi pacificité jóge wut ci l'islam bi mais mu ngi jóge ci seen tradition sénégalaise parce que ki fondé Sénégal l'islam au 11e siècle mu ngi tuddi dafa jël surnom Guéra Jaabi Njaay donc nous Sénégalais ne sommes pas terroristes parce que suñu culture traditionnelle moo pacifique mais erreur ko kenn gis ko man dinaa tiire naa ko danaa la ko yónnee Pape Sarr su ma paree léegi yónnee la ko Pape Sarr vous verrez noir sur blanc que c'est écrit comme ça mais est-ce que les enseignants bu ñu toppee système automatique bi di tiire di dem rek loolu ñu ngi koy jàngale fii tey admettons Pape Demba nga dem ci sommet tasee fa ku lire loolu nga ne ko non notre islam pacifique etc. non mais quel islam pacifique vous avez di indi l'islam guerre la tudd dafa jël surnom de guerre nan nga ko mën a wax foo koy dindee Pape Demba dëgg la donc la technologie bi utiliser dafa influer ci lépp te enseignants yi nanguwuñ ko def man mi wax dem naa Sénégal ma ñëw bon dem lycée Valdiodio CS1 sax la ma ñëw principal ba xam naa ñu taxaw di wax mu ne ma juste ab étudiant axe ab jox ko benn feuille ne ko je suis affecté ici bon mu ne ma waa kii nu may def mooy ñun doon affecté sans formation pour aider kii mu ne ma nu may def ciment ma ne ko ce que tu vas faire c'est reprendre l'emploi du temps bi jox classe d'examen jox classe 6e 5e léegi heure bi muy am cours prof titulaire yi nañ nekk permanence prof titulaire yi ñëw di ko assister di xool li muy wax mais du ñëppay def du ñëppay surveiller niveau enseignant bi xool nu mu koy defaree et cetera mais du ci élèves yi ci enseignement bi la te enseignement pour quelle raison ñu mel noonu on se base maintenant sur la technologie ne ordinateur du jàngal nit ordinateur du jàngal nit tey par exemple bu ma naan Pape Demba ma jël ab village bu mel ni dëkk bu naan Ngéej fa la taal dëkk bu may analyser ci koy waa Ngéej wala Ngéej fan laa ko mën a fekk ci ordinateur il faut ma jëli ko à partir ñan ñoo fondé dëkk bi ñan ñoo créé dëkk bi ñan ban jikko lañ am et cetera am na loo xam ne ordinateur mënu ko et puis ordinateur nañ xam leen c'est des commerçants man mi c'est des commerçants qui cherchent des idées dajale pour nit ñi jënd ko nit ñi sa fa ci et cetera mais il n'est pas dit que li ñoo xam ne ñu ngi nii di ñu taxer lool dans Wikipédia en italien te lire leen l'histoire de Serigne Touba dans Wikipédia lire leen l'histoire de El Hadj Omar dans Serigne Touba de War Diaby Ndiaye tout est faux. loolu yéeme na professeur yéeme na loolu léegi professeur man li ma la bëggoon laaj. xaaral dem ba ma agsi ci écriture bi nga wax. xam nga écriture xam nga ci ku mu dépendre écriture bu rafet lu ñuy jàng enfin mais position physique la c'est la position physique qui détermine affaire bi mine bi soo seetloo feuille par exemple feuille blanche yi ñuy tapé 21 29 7 la non 21 de largeur 29 7 centimètres de longueur nga boo jëlee sa poignet teg ci digg feuille bi juste boo xoolee rotation bi sa poignet di def day yem ci largeur bi c'est-à-dire boo defee nii day yem fii mënoo ko dépasser tu as compris bind lii moo koy def loxo ak coude bi ak sa colonne vertébrale donc bu lay jàngal bind d'abord da ngay positionner ci table bi sa poignet ci digg feuille bi sa coude bi da nga koy bloquer fii ba nga xam ne mine bi yaa koy contrôler mais xamal leen mbind mu ñaaw mu ngi départ ci sa colonne vertébrale
mais soo seetloo xale yi bu ñu toogee table dëng lu nañu def xam nga ñun bu ñu ko daan def dañ lay dóor. dañ lay dóor. sogal jub parce que colonne vertébrale mooy déterminer bind bi ngay bind. même au tableau. bind bi ngay enseignant bi mbind mu rafet bi muy bind soo seetloo tànk yi ci suuf ni mu koy tegee da nga gis par rapport mu def angle droit day taxaw nii benn tànk mu ne de ce fait dina libre pour bind libre contrôler poignet mais suñ doom yi mënuñu bind parce que enseignant yi duñ tenir en compte loolu et le danger est sanitaire après parce que xale bi nga bàyyi colonne vertébrale am dëgëragul mu tëdd ci table di sëgg di bind di sëgg à la fin pour 4 heures de temps colonne vertébrale mun naa déformer cartilage la en attendant. Donc yooyu yëpp enseignants yi léegi tenuruñ ci compte pour xam li ci seen xam nga lenn Pape Demba gone bant bu tooy la mën nga koo jubbanti du gaañu du damm bala moo wow kon nag jubbantil te yooyu yëpp enseignant bi moo ko def parent bi mënu ko c'est-à-dire enseignant moo war a jël temps def ko ci xale bi sans xool la ca gannaawam sans xool salaire bi sans xool condition de travail classe bi ci suuf garab la yooyu yëpp ñuy poser aujourd'hui dans le mouvement syndical malheureusement moo yàq njàng mi te jàngalekat bi waratu sax tenir compte ci salaire bi mu am. Nous étions des professeurs de classe exceptionnelle hiérarchie A. En ce temps où on enseignait, on ne dépassait pas 225 000 francs CFA par mois. Aujourd'hui, les enseignants du primaire sont à 500 000. Donc, bu ñu wax loolu ci ñoom la Pape. dëgg la professeur bu ñu dellu si waatee ci sunu contexte bi ñuy dund wax nga lu am solo lu ñu dund ñun ci sunuy jamono mais tey jii ñun fii nga xam ni moom la ñu nekk mu di Europe nga xam ni peut-être moyens yi ak contexte bi wute na ak Sénégal bu ñu mënoon am njàngat tey jii ci année blanche bii nga xam ni moo am parce que année blanche la dañ koy wax de manière indirecte bu ñu doon wax tey jii génération bi mu war a affecté ak moo ban degré la leen di affecté tey jii ci ñan lañ ko war a mën a classé ci génération sénégalaise bi nekk fii maanaam bu ñuy wax ci mooy tout tànk yi nga xam ni ñooy nekk ci njàng mi yow mi nekk ci secteur éducation tey jii boo doon xool di war a analyser ñan nga yaakaar ni tey jii ñoom la année blanche bi touché ba ñu war a mën a dem taxaw di leen xëy na di leen noddanti ñi ne war a noddante au moins ñu def 2 ans ñëw ci 3e année école élémentaire xam nga ki nekk jardin d'enfant posé gul problème ki dugg école ça fait un posé gul problème mais ki nga xam ne ñëw na ba 3e année yaa ngi ci digg bi nécessairement xam nga école du dara lu mooy ay acquisitions des acquis classe ba nga jëm déwén dafa am bagage boo war a def ci say poos yóbbaale ko waaw mi ngi mel ni kuy duggi booy duggi dem supermarché yaag soxna si ngeen jënd seen feuille ndox lii lay jar patatine lii lay jar ba ngeen calculer ne bon suñu yóbboo 125 €, on règle tous les problèmes de la famille nga dem ba ci kii ba supermarché bi ndaw si na la soxna si na dañoo fàttew ndigu pat xam nga yow yóbboo xay 125 € pour li ngay calculer donc même su pat di jariñ ci kër gi du ngeen ko ëndaale parce que yóbbu leen xaalis bi donc bu ngeen ñëwee ci kër ngeen calculer ñun samedi day dañoo war a def pat bu ngeen ko fi togg moom noonu la enseignement élève bi dafa am lu muy yóbbaale chaque année bu mu dépassé yóbbu benn année dafa am lu mu yóbbaale ci année supérieure bu yóbbuwul ci année supérieure bi du comprendre lay xew ci année boobu waaw li ko wolof di waxee képp ku fàtt sa démb doo tabax sa tey te su fekkee ne sa tey mooy defar sa suba cela veut dire suba day yàqu tey day yàqu élèves yi ñi nga xam ne ñu ngi 2e année mën nañu accepter récupérer leen mais ki agsi jëm 3e année parce que da ngay xam ne année école primaire u Sénégal 6 ans la école primaire u Italie 5 ans la donc soo ñëwee ba 3e année bi am lu la manqué pour nga jàll 4e année mais foo koy récupérer tu n'as pas le temps
donc toute cette génération là buñ leen dimbalewul ñun parents yi attention mën nañ leen a dimbale ñu jàll buñ leen dimbalewul ñun parents yi bul calculer rek cette année blanche là da ngay calculer tout le futur parce que ils ont dit que tout le monde passe mais si tout le monde passe cette année ah xale bi passé mënul tenir année suivante bi mu ne année suivante wala léegi duñ koy def dañ koy dàq wala duñ koy redoubler mais mënut a passé moom donc on sacrifie l'enfant su ci parents yi jàppul man xam ne lii ma gis ci Sénégalais yi moom jàppaguñ ci moom li ma gis Sénégalais yi doxee wax dëgg yàlla li ma gisagum moom ñun préparé wuñ pour jàppale suñu doom yi ñu jéem a jàll année bi mais wax dëgg yàlla il faut am lu ñu yóbbaale su fa newul musiba rek lay dugg ci Sénégal te da leen di topp parce que su leen toppee dans 2 ans ñu dàq leen parce que bu ñu supéraare bu ñu demee année prochaine école tijji duñ ko mën a supéraare parce que dafa am lu manqué nga redoubler leen mais soo leen redoubler la manqué woon dafa manqué ba tey c'est-à-dire que après déwoon da nga leen di dàq parce que doo redoubler 2 fois donc dañuy dem seen yoon dañuy dàq bu ci parents yi waxul ça va samedi ok Baye Makhtar waaw Baye Demba xam nga professeur dafa indi ay éléments yu bari boo xoolee même ci biir wax ji le fait que xale yi di jàng ak utiliser ak professeurs yi utiliser internet bi te bu ñu xoolee Sénégal fu mel ni Sénégal par exemple fii bon am na loo xamante ni dana jafe pour nga saafara ko ndax système bi moom moo leen yóbbu ci domaine boobu ba xale yi léegi ay internet la ñuy utiliser di ci jàng ak da ngay xool rek durant période confinement bi nga yor sa doom mu nekk ci internet bi di jàng man personnellement bi may def colloque yow suma doom bu ndaw bi dama leen attaqué fort ne leen nag bu leen prétendre ci xale yi dara parce que xale bu ngeen yaakaar ni xëy na góorgóorluwul woon durant confinement bi xale yi dañ doon teel a yeewu taal téléphone bi wala ñu taal computer bi di góorgóorlu ñi ngeen yaakaar ni peut-être ils ont eu de bonnes notes ñooñu ñooy ñi nga xamante ni peut-être seen ndey ngi seen wet wala seen baay ngi seen wet wala seen maama ngi seen wet doon leen afiancaare doon leen corriger d'ailleurs te yéen du ngeen ko xam parce que xale yi bu leen neexee taal vidéo bi ngeen gis leen bu leen neexee fay vidéo bi donc maestre yi loolu laa leen wax may leen bu leen valutaare xale yi par rapport à cette année-ci parce que gestion extraordinaire la boo xamante ni bu bëri anomalie li nekkoon ci ginnaaw xale yi mënu leen koo xam et du coup man damay wax ni même l'université online yi ñuy def mais man je crois que man li ma gëm mooy benn Pape Tall mi nga xamante ni dafa bëgg yokk xam-xamam mën na dem inscrire ci yenn cours online yi mais pas un jeune bi nga xamante ni dafa nekk ci parcours école am wala mu nekk ci parcours universitaire am wala am benn objectif bu mu atteindre pour mën a doon ci réewam ëllëg wala mu mën a contribuer ci développement réewam mais pas benn Pape Tall bi nga xamante ni ma nga ak njabootam tal na daw dépense ak saaku ceeb ak leneen bu amee temps libre rek lay dugg ci cours online bi mënuma bokk ak kooku mais dem nañu ba même Sénégal y a ces universités là yu ñu créé yoo xamante ni ay online lañu te loolu effectivement li professeur wax loolu la ñuy gis ces professeurs là dañuy dem ba am tayalu di def recherche man je me rappelle sama professeur philosophie si comme man damaa bëggoon philosophie ba créé woon sax au niveau de la FOS le club philosophie nekkoon le président et en ces temps il y avait notre parrain Souleymane Bachir Diagne moo koy nuyu di de passage doonoon nit ku baax vraiment nekkoon au temps nekkoon benn conseiller président Abdou Diouf vraiment ñu amoon accès ci bureau au niveau du palais daan fa dem di wéccoog moom xalaat daan waxtaan ak moom mu ñuy digal lu bari vraiment daan ñu yokk lu bari jàng nañ ci moom lu bari sax nag wax dëgg yàlla man demoon naa ba dama ko daan fekk Ngor jaaraama ci suuf noonu ci plage bi
parfois les week-ends da nga koy fekk foofu mu toog yor livre nii di lire dama daan dem rek romb ko rek pour xam ban livre lay lire bu ma xëyee man dem wëri livre boobu pour dire que ni am na sa génération bi ngeen di toll ci njàng ak yeneen am na lu mu leen doon jaral mais xale yi tey dem nañu ba dafay mel ni dañu am benn bàyyeeku te doo xam fan la foot bi nekk ndax ñi leen encadré ñooy def benn facilitation pour que xale yi di jàngee noonu mais loolu est-ce que am na njeextal tamit ci suñu réew parce que bu fekkente ni da nga ni réew li koy yor mooy ndawam te ndaw yooyu bu fekkente ni préparé woo leen waajaloo leen pour ñu am xam-xam ci lu nu mën a yore réew mu ëllëg nga ubbil leen facilitation yi mais réew moomu ëllëg ci loxoy ñeneen rek liy mujjee wa ilaa ñoom danañ ko yore waaye ci waaw ak déedéetu ñeneen rek wala ñeneen ñoo leen di abal bët ñuy xool fu leen neex donc loolu c'est un problème ba ci sunu doom yii di jàng fii sànq maa ngi koy wax ci émission yaa marraine bi ñu koy nuyu de passage ani leen mais xale yi fii sunu doom yi nekk fii genn wàll gi yëpp série scientifique yi nekk fii en Italie sunu doom yi daanaka ñoom rek ñoom ñoo ci nekk est-ce que y a pas lieu que sunu njiit yi aussi am benn jéego bu ñu dox ci wàllu woowu maanaam jéem a fexe créer une forme de politique boo xam ne dañuy récupérer sunu doom yooyu fexe naka lañ leen di insérer même dans le tissu social sénégalais pour que xale yooyu am benn appétit sax pour xalaat ni ëllëg bëgg naa dellu sama réew pour mën a contribuer ci sama développement réew mais malheureusement xale yooyu actuellement nii ñun mën nañoo wax ñun fii ak 2 ans de saa yi damay takk sama bagage wala bàyyi dem ba dem fii ak 4 ans wala 5 ans damay dem pension moom yii bu ma demee pension damay dellu mais xale yooyu nekkuñu di xalaat loolu parce que y a aucune politique derrière boo xamante ni war na leen mën a jàppale pousser leen booster leen au moins ñuy mën di xalaat ni man lii may jàng war na amal njariñ sama Sénégal gée nga xamante ni pendant qu'on est en train de parler am na ay ressources yu fa nekk yoo xamante ni pendant qu'on est en train de parler war nañu mën a créer ay écoles yoo xamante ni war nañu jàng lan mooy ressource war nañoo jàng lan mooy géologie war nañoo mën a jàng lan mooy pétrole war nañoo mën a jàng lan mooy gaz ndax fii ak 10 ans au moins xale yooyu am xam-xam boo xamante ni kenn du ñëw foofu di leen jariñu professeur. waaw xam nga d'abord nañ commencé ci li nga wax cours informatique mais est-ce que médecine mën nañ ko jàngale en ligne. soo seetloo cours en ligne bari amul ci médecine lu tax defuñ ko ci parce que xam nañ ne munta ne mais fii c'est-à-dire xam nga li gën a bon ci politique mooy pays yu bari moom la ñuy def naa calmer situation sociale comme que xale yi jàng lañ bëgg am naa bac war naa dem ci université ma jàng def la ci ay moyens yoo xam ne yaakaar nga ne yaa ngi jàng bu ñu àggee ma jox la master 1 master 2 master 3 nga dajale ko du la dikk dara xam nga ñaata jeune italien lauréat ñoo quitté Italie pour dem ci yeneen pays 100,000 lauréat italien ñu ngi ci biti 100,000 fugga dei cervelli waaw dem seen yoon parce que li ñu jàng ko en effet et cetera ñu te ñi ci dem génn yëpp à part ñiy def obstétrique mooy affaire gynécologie yooyu à part ñi jàng am une lauréat di ay mécanique ay yu mel noonu mais ñi ci des ñëpp ay série littéraire yeeg yenn ingénieurs yi yenn yëpp dañuy dem ba Australie di dagg ay fragole bi ko njàng mi jëriñu Sénégal lee ñuy def c'est-à-dire parce que aussi da nga xool ce qui m'a gêné dans ce truc là xool leen école de formation yi ñaata formation ñoo concerne diggante ingénieur informatique programmeur et cetera ñoom ñëpp a ngi ci diggante boobu waaw Sénégal dafa am fu mu leen dugal dafa am agenda yu mu leen dugal amu ko bon njàng bi c'est-à-dire njàng mi fépp la yàqu te vraiment su ma ne ñi ko waroon na njëkk a defar ñoo ko defarul mooy sama mbokk enseignant yi parce que teguñu imagine toi
Covid bi ñu naan dañoo war a def lii dañoo war a génne ANES dañoo war a def mais xam nga syndicat yi lu ñuy kaas ay conditions pécuniaires ay conditions matérielles mais ba léegi dajaloogun ñoom ñiy technicien de l'enseignant yi taxaw na mais bu ñu defee lii dana baax bu ñu defee lii dana baax wala ñu ne bàyyi leen ñoog suñuy élèves yéen mettre leen ñu dans des conditions ñun pédagogiquement xam na nu ñuy def ba génn ci parce que ñoom xam nañ ko mais defuñu ko Pape parce que xam nga léegi lan moo xew c'est-à-dire wutum dërëm mi dafa ëpp ba ñu fàtte matériel waaw ba ñu fàtte suñu mission régalienne yi élèves yi sincèrement cette année là ñu ko bëggee teg rek ci waxuma nag lenn waxuma sax ñi amul informatique ñi nga xam seen baay amul connexion même ñi am connexion am informatique dañoo dalal seen xel parce que administrativement il justifie que année bi jàng nañ ko mais réellement ils ne peuvent pas justifier que année bi jàng parce que l'élève tu diras que cet élève je lui ai fait des cours à partir de l'ordinateur chaque jour doon naa def 5 heures par cours donc prof bi wax na mu tontu administrativement remplir naa sama mission pédagogiquement qu'est-ce que l'élève porte entre ren ak déwén classe ba mu dem lu mu fa yóbbu lu mu fa xam lu mu fay def ñu teg ko ci ordinateur ordinateur enseigné wul jàngalewul parce que bu fekkee ne réew mu mel ni Italie la sax comme moo dal yëpp c'est-à-dire on ne s'occupe pas si l'élève a assimilé le programme on dit si l'élève a fait le programme attention assimiler un programme et faire un programme c'est deux choses différentes ci ordinateur bi li leen di jàngal ren jox leen ordinateur bi muy Sénégal muy feneen ils ont fait le programme mais une école c'est une évaluation des connaissances quels moyens ils ont mis pour évaluer connaissances élèves amul même ca Sénégal amagul une école c'est une évaluation du rek pour faire passer la personne may naa ko 10 jàll na am na 8 doublé na non évaluation yow ci sa bopp da lay évaluer yow jàngalekat mais parce que boo xoolee évaluer sa élève mais xam nga dañ naan la enseignant médecin bi bu juumee kenn nit mooy dee juge bi bu juumee kenn nit mooy dem kaso enseignant bi bu juumee société bi mooy yàqu xam nga lu tax su fekkee jàngal naa doomi Pape Demba mu ngi mel ni tey Pape Demba dem di jàng auto école ko koy jàngal auto école jàngal ko ne ko il faut circuler à gauche mu génn ñëpp di circuler à droite moom muy circuler à gauche cela veut dire quoi ça day mbëkkanteeg nit ñi il met la société en danger enseignant du juum dañ naan la enseignant nañu jéggal niñ koy waxee mais dañ naan la presque jikko yàlla nga waram doo juum parce que boo juumee rek société bi yàqu donc booy évaluer nga xool sur 50 élèves nga évaluer leen xool 26 ont une note inférieure à 10 xamal ne yow li nga jàngale échoué nga waa ngaa seetaat sa pédagogie parce que dañ la dénk xale yi dénkuñ leen la pour ñu redoubler dénkuñ leen pour ñu dàq leen mais dañ la leen dénk pour nga wax leen moyens yu leen di permettre ñu jàll classe supérieure ba pare yóbbaale xam-xam classe supérieure loolu mooy mission régalienne. macha allah Baye Demba. jërëjëf professeur man nag tey jii dañu am ñaari yoon Baye Makhtar day jaar Sénégal ma dellu si waat Italie. li tax ma bëgg a dellu si Italie dafa am mbokk yu ma interpellé ci loolu maa ngi ziar bu baax sama oustaz sëñ Jili sëñ Ndiaga Kébé vraiment ñu ngi may envoyé message bu am solo ci semaine bi di ñu dànkaafu tey moom dama topp ay tànkam parce que dafa ma wax ni ma dañoo tàmm ñun bu ñu duggee ci benn tomb ba tomb bi intéressé ñëpp rek ñu génn fa tey ji loolu tax ñu dellu si waat professeur ma bëgg a dellu si waat ci sunu cadre bi ñu nekk ndax nag ñun jamono jii dañu toll ci togg ak defar une génération future ma mën a sax sañ a wax ni une génération d'élite mu nekk une grande responsabilité ak impegno bu mag a mag a mag
li tax ma koy wax mooy kenn xëyul rek am nit koo xam ni ñëpp dañ koy naw pour nga am nit ku ñëpp di naw ci àdduna da nga koy togg liggéey ko yàlla dogal ñun ñi fi am njaboot ñëpp parce que Italie génération famille yi fi ñëw yëpp boo xoolee ñu ci bari par accident lañ fi ñëwee ñëwuñu fi par projet c'est-à-dire dañu toll benn jamono boo xam ni nit ñi da ngay ni ñu indee seen njaboot sax dafa xaw a ragallu loolu nekk lu yéeme sëñ Njaga mi ngi may wax semaine bii ni ma ñett yi di jabar alal soxna fitna bu metti la looloo tax tubaab bi ragal ko waaye ñun dafa mel ni dañ ko ñeme mais tey jii ma dellu siwaat ci laaj bi ñun tey jii bu ñu waree taxaw parce que tey jii man dama gëm ni ki ñëw fii immigré fi man wala yow wala Baye Makhtar am nañu yaakaar ni sunu doom yi fi juddoo wala bokk sunu doom yi ñu fi indi ëllëg ñu am parcours bu ñu jaar ba Pape Baye Makhtar mi ngi wax ni war nañu mën a dem Sénégal waaye man dama gëm ni nit mënuguloo jariñ sa réew fekk fa nga nekk mënoo faa jariñ kon tey jaadu ñu def benn investissement pour mën a construire une génération d'élite future boo xam ni danañ war a mën a am yaakaar ci ñoom bu ñuy wax nag génération cadre yëpp la ñuy wax classe sociale yëpp la ñuy wax waaye mu doon maanaam génération boo xam ni suñu xel day dal ci ñoom waaye boo xoolee jamono jii ñu toog wax dëgg fa yàlla xel dalu ndax boo xoolee boo gisee fukki gone ñu ne la fukki gone yi daanaka ñaar ñoo ci nekk war a mën a def sur cursus scolaire wala ñu mën a nekk des opérations qualifiés est-ce que loolu jotul ñu jóg def ci njàngat jéem ci yëkkati des mesures yoo xam ni dañuy taxaw di ci wax ba sénégalais yi mën a xam ndax nag yaakaar naa ni nit ki ñëw fii choisirul juddoo fii nga indi ko fi teg par force nga bëgg ko defloo par force opération daanaka ba nga jaar est-ce que yow sax doo ko gën demin professeur. Pape wóolu wàjj mooy yàq te yàq nga pour construire pas une personne parce que yàlla defar na ko ba mënoo defar loxo mënoo defar nopp mënoo defar bët mënoo defar dara mais yàq mooy construire une personnalité parce que personne ak personnalité ñaar yu bokkul la personne physique la personnalité ci bopp la ci conception nooy taxawee mooy sa personnalité ñan ñooy tabax personnalité famille bi lay tàmbale mu dénk ko école ba pare di ko accompagner attention doo joxe sa doom école ba ko mu def koy dénk école di ko accompagner xale bi ak wàjjuram génn ci société bi mottale li ci des ñett yooyu yëpp newu fi ñett yooyu yëpp newul ci moom mais professeur est-ce que kon jotul ñu am tiitaange ndax nag man dama gëm ni nit bu tiitul ci li muy defar mu wóor ko ni dafa jëm ci fallimento ngay ji mu leer la nawet bi du baax est-ce que du jar am tiitaange. Pape jëmuñu ci fallimento dañoo àgg ci fallimento mu nga yow ku baax nga da ngaa xalaat ne ba léegi war nañoo mën mais li ma gisagum ñu ngi ci fallimento. loolu doy na waar de. parce que Pape xam nga lu tax ma wax nit mu ngi bokk ci groupe humain bu mu nekk juste bu ci mënee jëriñ dara Pape Tall syndicaliste la man Massaer mooy defar mbiri kayit sukkay na mbiri social ak dimbali nit ci doom la man kenn ku ne société ni nga ko déggee la kenn ku ne da ngay indi astuut ñuy boole kenn ku ne ca la nga mane ñun suñu doom yi ba léegi xalaataguñ ko xam nga lu tax le projet d'immigration bi ñu am du projet d'immigration pour suñu famille da cee bokk accident de parcours la projet d'immigration bu wutu alalu àddina la wut nekkin bu neex la nekkin bu baax la mën na am nag boole nga ci naa fexe ba samay doom dund ci et cetera mais le regroupement familial maturaare wuñ ko woon xam nga lu tax maturaare da nga koy def parce que da lay noppal mais bi ngay indi xale yi
amoo benn projet de société pour ñoom amoo benn point na man kat fi may yóbbu samay doom dina jafe parce que école bi ma koy dugal dëppawut ak man société bi ma koy yóbbu dëppawut ak man jot gu ma koy toppatoo aw ma nga ne bon nan laay def yow ak sa jabar ngeen xalaat def projet de société ne xale bi fu mu jëm mais da ngay dem rek dem ca Massaer Diané mu ne la indil lii indil kayit gi mu pare nga dem ambassade ñu jox la visa bi mu pare nga jox ko ba am na ñoom dañu ñëw ba agsi na ñu doog a xool fu muy dem. waaw mais foofu kon jigéen yi nekk ci kër yi ban rôle la ñu am. jigéen ji lii ko indi moo la indi ba muy ñëw yab bañ ko yab sam naw la ngay fekk dafa liggéey di dimbali ndey ak baam yoon moom ngay yab bañ ko yab mais kon sëy siwul. non dafa nag waxuma la sëy mais c'est notre société qui est construite ainsi c'est-à-dire yow xalaatu da nga xalaat ne investissement mooy investir ci R+1 investissement mooy naa am ab tata bu may dawal xaar investissement ci doom la xam nga tax muy investissement su fekkee ne doom ji da nga ko doon jox 10 euros par mois mu ciy dund nga koy jox 10 euros yi derrière nga koy wutal lijjanti loo xam ne lii dana mën a amal boppam 10 euros bu amee 20 ans dana mën a amal boppam astafurlah 100 euros bu amee 20 ans yow bu la defalee bu la defalul tu es devenu riche parce que am nga 10 euros de plus yooyu def sa poche dimbale doom moo tax li nga wax naan ñu def leen opéra ñi leen di def opéra dañuy xalaat seen doom jàppale la ci facture jàppale la ci loyer jàppale la ci wala gàddul sa yaay et cetera et ça c'était pas le projet de société mooy nan lay fexe ba situation bu jafe bii ma toll sama doom bu ñëwee du ko dund jafe-jafe man lu ëpp la ma mënoon te noppal ma man defal boppam mais man yaakaaruma ci sama doom ëllëg bu mu gàddu ma yaakaaruma mooy leen 20 euros yi ma koy jox par professeur kuma la de ba mu am 25 euros ma téye sama 20 euros doy na professeur bu ko defee rek yow nga riche waaw doguma la de mais foofu nga laal foo baax parce que loolu c'est un thème bu ñu war di waxtaane ndax xam nga gis nga ñun yàlla dafa dogal ñun xëy na genn wàll gi ñëpp ci ñun yoruñu woon waajur yoo xamante ni ñu ngi doon liggéey ci administration bu leen permettre tey ñu laal pension ba soxlaaluñ ñu dara luñ leen jox ñu jël waaye yàlla dogal na c'est un facteur culturel bu ñu permettre ñun ci li ñuy gagné suuraale wuñ ci papa suuraale wuñ ci yaay waaye ñu ngi leen cay xajal pour ndax xam ni ci ñun lañu yaakaar loolu moo tax ñun li ñuy gagné ñu koy jël di ko yónnee di ci jox suñu waajur di leen ci jàppale mais suñuy doom ñun war nañoo dakkal loolu ñaq liggéey am culture liggéey ba toll ci pension waajal leen ñoom investir ci ñoom ba ëllëg su baaxee boppam la baaxal bu ëllëgee bu bonee boppam la bonal yow bu ëllëgee bu la joxee nga dund bu la joxul nga dund ndax yaa ngi ak sa pension moo tax ma ne la professeur foofu nga laal foofu moo baax àggaleel waaw parce que Pape li mu xam nga problème mooy leen man gisuma fenn ci bible wala ci alxuraan que papa ji dafa war a jàppale doom ji pour doom ji jëriñ ko ëllëg non ça c'est une mission danga ko war a def ko parce que ci jaamu yàlla la bokk mais aussi mais li may wax si c'est 20 euros yi ngay jox sa doom di ko ci investir dafa lay poser problème parce que vraiment bu 20 euros yi mënoon nga koo soxla feneen fa ngay demee bay gën a nekk mag di gën a soxla 20 euros yi 20 euros yi wàcc la parce que moom jàngal nga ko teg nga ko ci yoon ba mu réussir ba mën a liggéey mën a def lu baax et cetera 20 euros ya nga ko doon jox même bu la joxul dara yow delloo si nga 20 euros ci sa poche du yokk nga sa koom-koom te moom ma la doon laaj dootu la laaj parce que teg nga ko ci yoon gis nga Pape alal ak réussir pour am liggéey lu ñaar yu wuute la
bokkuñu. waaw maanaam professeur loolu moo mat a expliquer xam nga ñun on confond la réussite. waaw ak am alal. réussite c'est pouvoir gérer se gérer personnellement et gérer les dépendances à toi les dépendances à toi doom la ak jabar booy góor ci loolu moo dépendre ci yow boo dee jigéen doom ji moo dépendre ci yow ak sa jëkkër mais alal ju bari jote wut ak liggéey dara mën ngaa bañ a jàng boo waruma tudd tu góor googu tukuleur te doon jaay ceeb bi bokk ak Samba Dieng ñu baal ma bu mooy ay mbokkam di dégg mais jàngul. Serigne Mboup daara la jaar. daara la jàng te wër yàllaay def loolu mais kenn gis nga actuellement échec bii nga gis ci xale yi ma ñàkk sama ne à 95% ci papa yi la non. waaw léegi papa yi buñ ci amee responsabilité kon yaay yi fuñ ci toll. parce que xam nga bu ma nee papa man dama gëm ni ñun on a une société matriarcale jigéen dafa am lu muy def ci doom léegi bu fekkente ni papa yi dëgg la papa yi ñooy insister pour indi fii seeni doom gis naa aussi cas yu doy waar tey jii da ngay gis koo xam ni day am ñetti jabar indi benn li tubaab di wax italien di wax Michel kay mu indi doomu kii indi doomu kële créer benn problème boo xam ni benn cocktail boo xam ni daanaka pour ñu yar leen sax day doy waar mais nag les femmes occupent une place très importante dans l'éducation de nos familles. Pape avant l'islam bi ñu moom avant l'islam bi duñu moom duñu condition duñu woon ay règle duñu woon ci suñu aada sax jigéen ay dogal tey ci tey xam nga Lat Joor kenn gënu koo siiw ci dammeli Lat Joor c'est un coup d'état constitutionnel l'arrivée de Lat Joor c'est un coup d'état xam nga tax dañ ne bu nga nekk dammelu ko yow dañuy nekk taañ nekk sëgg def ñaar baatoo taañ mooy ki sa baay sant faal sëgg def mooy ki sa yaay ne gaar Lat Joor baayam nekkul santul faal mais bi condition bi posé ñu ne jagu ko ba nañ xool valeur ndeyam sëgg def la goor la gaar mi la ñu jël condition ndey donc yaay ba ko société sénégalaise bi joxe wàll dafa rëy Pape gis nga sëriñ boo mën a seeti mu ñaanal la mën naa sotti mën naa bañ a sotti ay ma waxal la ñaan goo xam ne gii tey nit ma ko waxoon vers les années 80 na ma essayé ko gis nga Pape boo amee soxla bu rëy bu la wóor na ñor na la dëgg nga jël sa 5 euros fekk jigéenu sëykat laa la wax de boo ko joxee 5 euros na ma ñaanal lan mooy jigéenu sëykat jigéen juy sëy daal jigéen joo xam ne vraiment xam nga jigéenu sëykat doo ko découvrir ci jëfam doo ko gis ci waaye gis nga jigéenu sëykat xam nga fan nga koy xamee magum yor nga koy jëw lan mooy magum yor tey ji ñi ngi dégg ay baat yéeme de bàyyi ma xam nga léeg-léeg nga toog ak mag xam nga mag du jëw magum jëw nga toog ak mag jigéen romb ko mu toog bu koy romb rek buy dem rek mu ne kii ba àddinay tukki du togax waaw mag parce que day xam ne kii jigéen ju baax nga nii wala jigéen juy sëy la te jigéen juy sëy lum la ñaanal mu nangu waaw boo amee soxla dem ci jigéen ju baax juy sëy lum la ñaanal mu nangu donc ñun jigéen bañ ko joxee valeur du tey jigéen ñi bu ñu génnee ci société bi yàqu góor ñi bu ñu génnee société du wàññi dara tey ñiñ fi tagg yëpp seen ndey lañ leen taggee ñi fi baax ñëpp seen yaaya baax waaye tudduñu seen baay donc jigéen ñi bu ñu génnee ci société bi société amut bu ñu génnee ci société bi société amut mais nan leen mettre aussi dans les conditions pour ñu dox li ñu war a dox munoo jël jigéen mu ne ci kër nga koy toroxal ci kanami doomam di wax lu bon di ko wo kii menace yi coow li ba ndaw si du nekk en condition de vivre waxoon naa leen ko koy nee naa leen lenn rek la nit di def bàyyi sa jabar ci kër gi mu toppatoo njaboot gi mu baax dalalal xelam jigéen dañuy dalal xelam
du alal ju bëri koy sëyloo du mbub mu rafet du oto yu rafet waaye gis nga jigéen boo ko joxee ñaar téeméer na ko moom laa am ba pare dalal xelam li nga bëgg dana la ko def c'est-à-dire bu ci jigéen ñi génn il faut qu'on prenne une chose en tête que kër gi jigéen ñee ko moom doom yi ñoom ñoo leen war a defara yow bàyyi da paravent nga bu topp ci gannaaw doxee njabootu kanaara jiital leen doom yi jiitu ndey ji topp ci di assuré la bu dem ndey ji ba am ba yenn difficulté yi dana wax ak yow. Il faut qu'on donne la responsabilité de nos familles aux enfants dama ne ca histoire ba léegi noonu la dama ne ca histoire ba léegi noonu la reine mère du Kayor a toujours dirigé le Kayor bien que Damel Bango Debbo Sukko Fall lu bu guerre di am moom la ñuy seet si bu coow di am moom la ñuy seet si bu ñuy fal Debbo Sukko la ñuy seet parce que moo tax la reine mère du Kayor foofu dem noonu la du lu ñuy laam-laamee il faut qu'on donne la responsabilité aux femmes il faut qu'on comprenne que la gestion d'une famille c'est la femme mën na liggéey di ko gérer mais yow mi boom kër dalal xelam rek jox ko responsabilité yi waaye nag su fekkee ne yaag ciment la yam muy noonu pas mais c'est les femmes qui doivent gérer dimbale doom yi mais situation bii ñu toll ci Italie ñun wax dëgg yàlla suñ ci dugalul suñ jigéen ñi suñ ci dugalul suñ jabar yi suñ leen jàppalewul nekk seen ginnaaw amul benn jigéen bu bëgg doomam bon ku dama ne amul benn jigéen bu doomam bon d'abord moo waxal la leen am na problème sëy yuy am xam nga lu koy waral dañu dem ba à un certain moment xam nga góor bakkanam la xam góor na bakkanam di neex rek léegi nag te jigéen bu amee doom ba doom ji am buy doom juy juddu rek l'amour bi mu amoon vers son mari da koy postare ci doomam lay gën a bëgg ci jëkkëram doomam lay gën a respecté ci jëkkër yow nag boo dee góor espèce su fiiraa nga dugg foofu ne wala toppatoo wala dafa lii et cetera naa wutim ñaareel et cetera et tu crées un problème et c'est normal sa yaay yow la gënoon a bëgg nan nga bëgg fexe ba moom jigéen ju bëgg doomam donc ce déplacement d'amour ce déplacement de temps ce déplacement d'occupation bi muy def jëlee ko ci yow yóbbu ko ci doomam mais boo dee góor te comprendre que c'est naturel c'est normal loolu la yàlla santaane loolu la yonent bi bëgg bu fekkee ne comprendre ko mais qu'est-ce que tu veux faire donc ça pose problème góor ñi léeg-léeg ñoom seen bakkan rek seen yoon newu ci mbon weesuwul borom kër ne ci kër jabaram toggal ko ganaar doomam yi di lekk soom bi bu desee mu jox doom yi foofu la mbon di wees am koy def loolu nan la ko di def nee naa leen daal la ma sama papa doon wax ba ma takkee jabar mënu ma xamal leen mënu ma lii daal boo koy def mën naa sotti yàpp wu duufi jox ko soxna si mu bokk kook doom yi bu ñu desalee ay ya nga yëy bu ñu desalut nga wut fonde boo naan tëdd loolu fi ne waaw mais foofu kon loolu dama lay rejoindre waaye dama lay laajaat beneen laaj sëñ Ousmane Seck mi ñu koy bind di laaj qu'est-ce qu'on attend de notre situation d'immigration ma ni kon ñun góor ñi nga xam ni ñu ci bari ñoo indi fii jigéen ñi am ñoo xam ni daanaka sax situation bi ñu indee seeni soxna da nga koy seetaat parce que am na ñoo xam ni buñ ko waxee rek da nga koy wax te dee am na ñoo xam ni bu duloon Italie ñu jël soxna sax wala ñu fi indi duñ leen fi indi kon tey jii responsabilité boobu naka lañ ci war a jógaatee ba taxaw ko sëñ Ousmane di wax ni qu'est-ce qu'on attend de notre situation d'immigration mi ngi insister pour nga tontu ci loolu. waa xam nga Pape lépp looy def dafa war am projet mais Pape 90% des Sénégalais qui sont là amuñu projet d'immigration dañoo ñëw rek lijjanti Ndakaaru am xaalis xew na ma wuti visa ñëw léeg-léeg am na ñoo xam dañuy ñëw ba fi duñ xam lu ñuy def wala ñu ñëw ba fi amuñ cursus buñ topp ne man est-ce naa ja awma métier mais naa liggéey naa jàng métier naa def lii di avancer pas en argent mais en formation professionnelle am na loo xam boo ko defutoon tey doo toog foofu ba wil di la jàpp wala keneen di la jàpp am na loo xam ne yaakaar ju am ci yow ci immigration ñëwoo mu dugg ci sa bopp de Pape te ëndaale woo ko fi dëgg la dafa am loo ci ñafe
yàlla fekk la ci dimbali ci am bëgg-bëgg boo ci am loo ci sóoraale woon mais su fekkoon salaire dong la nga ciy wët mais bu ñuy toppatoo kayit sa yoon newu ci yoonu Paptal newu ci yoonu Fatsar newu ci da nga mais je m'en fous mais sóoraale joon nan laay dimbalee nit ñi nan laay dimbalee société bi nan laay jariñee société bi mais c'est comme salaire la mais sa pap yaa ngi sa salaire la te amoo problème mu kayit sa doom amoo ko mënoon ngaa tëdd sa kër mais guddeeg bëccëg yéen a ngi daw ci séjour yi Fatsar nga fee Sélé nga fee Paptal nga fee Masaya nga fee Moussa Diallo mais xam-xam boobu da ngeen ko jëlee Sénégal ngeen ko jàng est-ce que ba ngeen koy jàng nit xasu leen man mii di wax ak yéen ba ma daan bàyyi jaay tem quand j'ai di jàngi xam nga lu ñu ma doon wax njàng état tubaab bi di ñoom soxlawuñ am njàng am nañ ko ba pare doole lañ soxla quand j'ai dit à quelqu'un j'ai payé 850 € pour faire une maîtrise pour faire un 3e cycle à l'université de Padova dañ ma doon ree sama jabar sax ñeme ma ko woon wax donc ce projet d'immigration amuñ ko ci suñuy doom parce que xam nga lu tax pa gis nga ci problème d'immigration dafa am lu ci am ci affaire u jabar yi ne woon naa leen dafa am jabari séjour ak jabari yoonu yàlla attention jabari séjour am na jabari yoonu yàlla jabari séjour boo amutoon séjour nekk moodu am loo wone matériellement du lu bëgg gis naa fi tey ñoo xam ne ba ñuy xale ba ñuy seen koñ gel yañ bëggoon munuñ ci woon a jot bi ñu wàññeekoo tey jot nañ ñooñu jabari séjour lañ condition bu ne nag mën nañ koo ñëwee mën nañoo ñëw ne bon naa ko jàpp ci moom parce que li mu am man la koy jox mën nañoo ñëw ne mais accident sama projet mooy wuti sama yoon ne woon naa tas say bi di wuti kooku jabari séjour jabari yoon yàlla mooy jabaru projet la boo xam ne xalaat nga ne kii de war na maa jugali doom kii de fi mbokk baax na kii de lii bëgg na xam nga Pape nañuy bàyyi di takk ki ñu bëgg mais nañuy takk ki la bëgg gis nga Pape ki la bëgg yow amul ci lu mu xool ci yow la bëgg dina la sëyal dina toog mais attention ki bëgg sa condition sociale bi lay sëyal condition économique bi lay sëyal bu boobu nekkatul jeex na donc lii sa waajo le projet d'immigration détermine la vie de l'immigré dans fi mu ñëw ci pays d'accueil bi mais ñun amuñu projet d'immigration amuñ lu ñuy def sax su fekkee ne projet d'immigration R+1 la yem wala ab Mercedes mais loolu yomb na da ngay def benn financièrement rek def ko mais su fekkee dang ne man li ma dund parce que sama papa amutoon ay moyens parce que sama papa amutoon lu ma defal mais man ñëw naa ba mën a am 1500 € par mois sur ces 1500 €, si je me dis que 1000 € yi naa ko def ci njaboot gi ndax ñu am condition bu gën bi ma am mais danañ dund parce que pour quelle raison yow réussir ko parce que sa papa amutoon moyen tey yàlla may na la 500 € par mois yow xam nga ne ñàkk moyen sa papa moo tax réussir ko pour quelle raison yow nga am tey moyen bañ a fexe ba sa doom réussir égoïste nga tu es un égoïste te paam nañ waxante dëgg man mënuma concevoir au Sénégal ma doon fayee ko 225 000 francs par mois te amee woon sama këru bopp amee samay doom dugal leen école immaculée ñu jàng école privée yi gën a cher yàlla man maa may 1200 € ma ne mënumaa dimbali samay doom comment je peux expliquer ça te doon ambulant Dakar wala mu nekk ab tailleur wala mu nekk ab mécanicien doon am 1000 francs 1200 ñëw ci dëkk bi yàlla di ko may 1200 € ba 1500 mu ne mënu ci dimbali ay doomam ñu am condition bu gën bosam c'est parce que amul projet d'immigration bi muy indi njaboot bi xamul lu tax mu indi leen da leen indi loon pour ñu noppal ko dootuma dépenser Sénégal la ma doon dépenser Sénégal naa ko fi booleeg li may dund sama dund gu neex jeex na. waaw mais communauté sénégalaise bi aussi je trouve que ni ñoom it ci côté boobu am nañ ci responsabilité parce que communauté sénégalaise bi war na nekk ki nga xam ni moom mooy créer le parcours pour situer le projet bi nga xam ni moom la Sénégalais yi war a jël communauté nag su ma koy wax dafa yaatu daayira bi ci la bokk association bi ci la bokk mbooloo mi ci lañ bokk parce que tey jii man mën naa comprendre comme américains yi ni ñuy def nga gis benn Sénégalais bu réussir jël xaalisam investiraat ko fii au moins dara ci xaalisam
à fond perdu pour dugalaat dara mu delloo ko communauté bi mais dama gis ni loolu dafa manqué sunu communauté boo génnee daayira yi nga xam ni dañuy dajale xaalis rek yónnee ko amul kenn koo xam ni tey jii di nga gis ñu ne la kii il a réussi jël na benn 10 000 euros joxe par exemple une bourse ay xale wala mu jël benn par exemple association di leen accompagner pour mën fa créer sax quelque chose boo xam ni dinañ mën a gis ni kat lii kat projet la bu xale yi mën a jël est-ce que comme gisoo ni am na faay ci côté boobu professeur. Pape sag jaamu yàlla del yem ci juróomi waxtu yi dégg nga xam nga tax ma wax la ku rafet njort dem aljaan bon jawutul nga gis yow yemal ci juróomi waxtu yi rek parce que dangaa rafet njort ba mu si nous avons des difficultés pour nekk famille nan lañ mën a nekkee communauté famille yaa ngi tas di ñun nekk guñ famille mën a nekk communauté pour ñu mën a nekk communauté il faut kër gi la waaja doon wax bu kër gi baaxee jikko yi ci kër gi baax buñ tasee ci mbedd mi rek ñun ñëpp bu ñu dajaloo jikko yi baax mais Pape ñun duñ communauté nous sommes personnes yoo xam ne yi ñi ngi dajaloo juste parce que dañoo am benn intérêt bu ma bëgg sauvegarder ci Pape Demba nous avons cette difficulté mais comment tu peux imaginer que ñi fi ñëw ñëpp immigrés au total nous sommes 190 nationalités différentes en Italie 190 sur les 190 boo ci dindee ñu bokk Union européenne dindi ci États-Unis Russie ak Chine dindi ci pays de l'Est yi il nous restera peut-être 110 communautés yu jógee entre Afrique Asie et Amérique latine parmi ces 110 nationalités étrangères yi fi ne jógee Afrique jógee Asie jógee Amérique latine amul benn communauté bu ci am disposition intellectuelle d'intégration yi sénégalais yam amu ci dañ fiy def 10 ans doo dégg Bangladesh bu la làkkal anglais italien bu jub ab Nigérian def 20 ans du dégg ab Somalien def 30 ans du dégg ab Sud-Américain def 25 ans bien que l'espagnol et l'italien sont de la même famille latine du ñu dégg ab Sénégalais ñëw fi 2 ans nga yaakaar ni kii def na fi 10 ans wala 20 ans c'est-à-dire et malgré toutes nos dispositions malgré toutes nos prédispositions pour gérer réew mi dis-moi en Italie ban levier social le état italien wala population italienne ne levier social bi buñ ko soxlaa sénégalais yee ko gérer waaw bu dee fruit tey mën nga ne Bangladesh yee ko gérer bu dee yenn njaay mën nga chinois yee ko gérer mais ñun wax ma ban levier social lañ mën a gérer pour être géej gi ñoo ko yor en grand illégal et abusif ñoo yor géej gi quand nous sommes venus et nous ne sommes pas mënuñu nekk en mesure de gérer levier social reconnu par l'état italien ne lii de buñ ko soxlaa nan leen dem ci sénégalais yi état italien ne lii de bu ma ko soxlaa ku ma ko defal sénégalais yi mën nañ ma koo defal ñun amul benn levier social bu mun a gérer ci Italie donc ça pose problème et je vais donner un exemple c'était au temps de Souran qui était consul Souran fi jóge woon boobu Venise mu ngi tàng jër entre 2001 et 2003 oui je me rappelle Sénégalais sonal 8 Venise ci njaayum saagu fax le préfet le questoire et l'officio stranieri mooy Souran may dégg ma nga ca Côte d'Ivoire lima sénégalais Masaya nga may dégg il faisait partie des médiateurs Souran ñëw fi commune bi toog questoire toog préfet toog ñu ne bon njaay mi ngeen di jaay ci Venise baaxut Massayer Diané Pape Tall suba woo ko il était le médiateur ngeen di jaay baaxut arrangé wuñu ak daw beeg ni ngeen di dàq di daanu nit ñeeg di daanu di dammak di ngeen fel touriste léegi xam nga lu ñu bëgg dañu créer benn zone boo xam ne dañ leen fay defal ay stand
defal leen fa ay magasin duñ nangu na ngeen jaay fals mais ngeen ñëw jaay fa seenam jaay jël ko sénégalais yi na zone yi ñu leen jox foofa client du fa jaar Bangladesh ñëw jël cantine yooyu ay ñooy gérer le commerce ñu dem ba ci biir commerçant Venise yi moomoon cantine yi di bàyyi par ndànk nag di ko jaay jox Bangladesh di bàyyi ndànk nag di ko jox Bangladesh ba tey ci tey lépp luy cantine fruit objet touristique objet d'art et tout Bangladesh ñoo koy jaay te ñun terrain ñun lañ ko joxoon. yaa ngi may wax le cas de Pisa c'est la même chose. Pisa boo demee la fa nekk yëpp ci ay kii ni ko ti ay gazebo yu ñuy jaay Bangladesh yi ñoo ko jënd Sénégalais yi lañ ko njëkk a proposé ñu bañ li ci gën a ñaaw mooy ci suufu Bangladesh yi boutique yi ñu yor fa la Sénégalais yi lal ci suuf di ambulant. waaw léegi nag yow xam nga ñun sax ñee dañuy jënd ñun dañoo mayoon xamu problème bi loolu ñun dañoo mayoon masa yaa ngi may dégg souvent moo ñëwoon négocier ko donc si nous ne sommes pas capables d'être un groupe social influent parce que nekk ci lu jub d'être un groupe social ñuy ànd parce que dañoo war a dimbalante ñoo fi tase d'être un groupe social ñu ne kat suñuy njabootu fi ne nan la ñuy fexe droit dama ne droit ba Macky Sall am Sénégal yar doomam dugal ko ci école bu baax droit boobu la Sall am moyen ya mu am pour dimbale doomam yar ko teg ko ci moyen yooyu la portable c'est un salaire doom boo ko toppatooyee jàll xale yi dañ leen dimbalewul leen parce que su fekkee ne yow boo amee 1,500 € par mois sa xel xalaat ne bon luyaas ak dund rek laa leen am man maa war a denc li ci des sama poos def ci li ma neex mais dama ne dañuy wax dëgg nga amee doom ju jigéen moom 16 ans war a gis mbaa war a gis leneen mën naa am rus na la te amoo xelam ne man bu weer dee naa jël sama doom bu jigéen jox ko 30 € ne ko defal sa poche pour yenn yooyu bu ko dalee mu rus mu ko wax mu toppatoo boppam bu fekkee parent munut loolu ci doom xamal ne munut leneen te tey ñaata parent ngay mën a gis ñu ne seen doom nga am 17 ans xale bu jigéen bu am 17 ans am na loo xam dana ko gis am na loo xam dana ko soxla munul ne bu soxlaa coton sax ne papa may ma 10 € mais am na dafa la warloo ak yow. dafa la warloo ak yow c'est-à-dire doom toppatoo la doom pas à pas la tànk bu mu yëkkati teg nga teg ci gannaawam yaay teg tànk ci gannaawam teg tànk ci kanamam problème bi loolu da ngay dox mu topp la nga wal bu di ko topp ci gannaaw tu es là devant et derrière loolu nag jot la laaj loolu nag mbëggeel la laaj loolu nag diine la laaj loolu nag yar la laaj yow miy baay xam nga lan mooy dëgg yar sa doom paap mooy defal li may def waaye defal li may wax addina bu tukki macha allah professeur macha allah vraiment xam-xam bi set na te it dëgg yàlla xam naa ni gaa ñi ñu ngi koy teewlu bu baax a baax ci panel bi télé bi man xale yaa nga ne ci salle bi vraiment ñoom it ñu ngi jàpp télé bi di ko seetaan yenn saa yi ñu ñëw yërlu sax xool ma ne leen seeni wax la ñuy wax de booba ngeen toog déglu ko macha allah professeur may feddali rek loolu nga doon wax léegi nii ci maanaam mbëggeel gi nga xamante ni yaay yi dañ koy am ci doom yi loolu doon loo xamante ni yàlla suñu borom moom moo ko def njëkk a def ci yaay yi yow da nga koy seetlu sax ci boo demee ba takk soxna sax lu ci bari dañuy faral di wax ni sa soxna sa wujju yaay la ndax sa yaay da koy tëg bët ba loo ko defal rek moom day bëgg moom it nga defal ko wa ilaa loo deful day yaakaar ni yaa ngi ko def ci sa soxna pour wane ni rek yaay yi attachement bi ñu am ci doom yi c'est vrai ñoom it am nañu benn rôle bu am solo ci biir kër gi mais dañuy laaj aussi ñun ñi kilifa yi ñun ñi góor ñi nekk ci kër yi ñu jox leen possibilité boobu yombalal leen ko mettre leen dans des conditions yoo xamante ni ñoom it seen rôle dinañ ko mën a jouer mais bu fekkee da ngay xatal soxna si wa ilaa nga koy bundu xatal ci biir kër gi di ko yuuxu wala di ko mbugal ci biir kër gi dina jafe pour mu mën a jouer rôle bi te am na ci dëkk bi fii parce que tam am na yoo xamante ni bu ñu ko nëbbante ci suñu biir am na fi
man je l'ai vécu dund naa ko ci dëkk bii ma nekk dund naa ko dóor sa jabar dóor sa lu nekk te loolu boo koy def sa jabar du am benn xalaat ne ma ngay am lu muy liggéey sax ci njaboot gi nangam ak nangam donc loolu dafay indi ay jafe-jafe ci biir kër gi problème de communauté boobu c'est vrai balaa ngay aspirer problème de communauté il faut régler d'abord les problèmes de famille ndax loolu Baye Demba junju léegi ci problème bourse yi naka la ci communauté bi mën a taxawee ak yu ni mel man de yàlla seede na ni def naa benn expérience fii à Parma Fidenza laa ko njëkk a tàmbalee doon promouvoir xale yi nga xamante ni dañuy jàng xooluma woon sax wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon am note yu baax wala leneen ak leneen mais dama ni woon rek bu nataale jotee na ñuy jox xale yi ay cadeau pour wan leen ni seen papa yi jege nañ leen seen yaay yi jege nañ leen bi ñu demee ba dajaloo bi sax xawoon dem ba xaw a takku ba xawoon metti dañoo jël ci sunu rakk yi fii sol jëndal leen mbubu baabo nataale ñoom ñu dem ba sa biir kër sone la ñëw toog ak xale bi ñu ne loolu xëy na mën na ñaax xale bi muy gën di góorgóorlu loolu sax moo tax association bu Parma bi ñoom it ils ont vu que loolu expérience bu positive la ñoom ñu jël ko ne nañuy promouvoir aussi xale yi nga xamante ni am nañu note yu baax ba tax na at mu jot association bu mag bi dañuy racolier dajale lépp loo xamante ni ay pajel la xale yi la xool pajel la yu baax yi ñi ñu jëndal leen ay vélo ñuy ay computer vraiment di stimulare xale yi bu baax a baax di leen sargal ci note yooyu ñu am ñi ko dul jot loolu dana tax ëllëg ñu gën a góorgóorlu ñoom it ci loolu mais man professeur dafa am balaa émission bee jeex xam naa ni soreetuñu bëggoon naa aussi nga ñëwal ñu tuuti ci taxawaay bi nga xamante ni parce que xam nga boo nee Sénégal la nga cey teg mooy France ndax boo nee Sénégal ne bitim réew rek la nga cey teg da nga naan France ba tax na sunu njàngkat yi génn wàll yëpp bu ñuy génn dañuy dem France sama classe gi nga xam ne France lañ nekkoon bu ñuy génn rek France la ñuy dem mel ne dañuy fàtte sunu étudiants yi nga xamante ni ñoo ngi fii Italie te pourtant Italie am nañ fi ay xale yu bari yoo xamante ni jóge nañu Sénégal ñëw fii di jàng wa ilaa ñoo ngi ci université yi fii di jàng am ay bourses mais est-ce que considération bi ñuy jox l'étudiant de France ci accès bi muy am ci bourse est-ce que moom la ñuy jox étudiant bi nga xamante ni moom Italie maanaam est-ce que nekkul 2 poids 2 mesures ak yan jafe-jafe ci li nga xam moom la étudiant yi nekk fii en Italie di jonkonteel en général. udinam la gisee la lay ëwale. professeur wax nga lépp. la gisee la lay ëwale. Moodu Italie. na nga jël nga xool net bi xool télé yi xool wax yi. xool fi ñuy seetlul li moodu yi di xuloo ci seen biir yëpp muy campagne électorale loo jël rek muy parti loo jël rek lu moodu yi di jànkonte seen biir di ci fenkaloo su seen intérêt keneen ay jógee fële rek fenkale leen utiliser leen dem yoonam mais quel est notre intérêt par exemple de cette vie politique bi tax ñu jotee fii ci Italie aujourd'hui nous sommes à couteau tiré pour des raisons extra moodu si je peux te dire est-ce que benn daayira est-ce que benn association mës naa jóg xalaat ne mais écoutez nous avons 25 étudiants par exemple xale yu amee fii bac jàngee fi am bac ñu ne bon voilà les critères pour am bourse il faut nga nekk série scientifique j'en connais 10 qui sont ici en ingénierie en pharmacie yëpp ñu ne bon da nga war a am mention A bien wala bien nous avons des gosses qui ont le bac avec 110 et lode ñu ne par exemple na nga dugg série scientifique boo xam ne bii dana la kii ka nekk Lyon di def ingénierie ak ki nekk Padova université Padova de ñoo yam mais pour quelle raison association yi daayira yi mënuñ comité ne képp ku sa doom am bac am na note bu baax am na mention am na lii et cetera série bii lay def dajale leen dossiers yi ngeen indi ko
mais ban droit la ambassadeur di am critères yi ñu wax que le sénégalais waxuñ ne la Modou waxuñ la Modou dañ ne le sénégalais bi am bac am mention di def série scientifique par exemple di def lii ku ko remplir ñu jox la bourse ñun ñu dajale suñuy dossier doom dem ci ambassadeur jox ko mu yóbbu ko commission des bourses ñu non waa Italie teg leen fe xam nga loolu amul mais est-ce que ñun def nañ ko mais ñun amul kenn ku fi def amul. Mais le problème aussi, au niveau des bureaux des bourses, ce que j'ai constaté, pour Oubé Campus Sen, de demande de bourse, man Oubé Nako, si boy rempli, da ngay dem ba ci nga bloqué parce que lu tax ngay bloqué parce que dafa am lu ñu prévoirul pour ñi nekk Italie parce que ñun demandé wuñ ko. Mais attention. Dès le moment que l'ambassade d'Italie, man, nous avons valorisé ça, diplôme, pas moi, xam nga fan laa commencé valoriser sama DFM valoriser bac valoriser première année deuxième année troisième année quatrième année diplôme pédagogique man maa ko yóbbu ambassade ñu valoriser ko defal ma lépp pour me mën a inscrire fii mais si ce pays accepte de valoriser, c'est parce qu'il y a un accord entre le gouvernement du Sénégal et le gouvernement d'Italie. Donc la faute n'est plus du gouvernement ou du bureau des bourses ou du ministère. Sa faute revient aux immigrés. waaw mais kon prof kon damay dellu si waat loolu ma la wax ñun tey jii xalaataguñu ni am nañ fi wala war nañ fi am ay doom yu nekk ay intellectuel bay war a mën a créer leen benn espace boo xam ni ñoom ñoo koy moom. ñun amuñ suñ jotu doom bay am jotu seen jàng boo gisee nit ñi ni ñuy comporter ak seen doom yi boo gisee je te dis une chose su fekkee ne duñ ma porter plainte tey rek gis naa leen parce que tey dem naa Thiène Promesse Massayer may dégg Moussa Diallo habite à 20 mètres Moussa Diallo wax leen laaj leen habite à 20 mètres laa la waxee weesu ko bés bu jot mu gis leen amoon na benn salle de jeu bu sësa kër Moussa Diallo nee na ma simal fii ku ma fi gis muy ñuul rek sénégalais des gosses de 17 ans de 16 ans damay ñëw mu ne ma kii doomu diw la kii doomu ma ne ko kii doomu diw ñu nekk ci salle de jeu bingo di carte xaalis ñu may dégg képp koo gis mu ñuul ci place boobu doomu sénégalais Pape man maa wëral sama bopp maa dem Brescia ngoon jógee Brescia dem Bergamo keroog maa ngi fanaan hôtel Commercio bi ci wetu gare bi à droite j'ai payé 50 €. C'était juste boobu maa ngi def di soutenir en sociologie mu bëggoon a xool boo demee Bergamo jóge ci gare di seen loolu mel ni loolu montagne boo demee ba jub ko à gauche am na benn McDonald's boo fa ñëwee booy sénégalais nga leen di fekk ma jógee fa dem Milan jógee fa dem Genova jógee fa dem Torino xool cette jeunesse là qu'est-ce qu'il faut c'était pour comprendre donc tous les facteurs qui peuvent créer la déviance sociale de nos enfants man maa ko def kenn waxuma parce que kenn nettulu parce que maa dem maa gisal sa bopp ma jógee dem xooli France dafa am benn place boobu doomi étranger ba nga fa la ñuy tase li naan Châtelet les Halles xam nga Châtelet wala métro France yëpp di tase si day fees dell ngoon gi voilà boo génnee Châtelet ma jógee Châtelet jël métro bi jëm Barbès entre gare du Nord gare de l'Est Château Rouge Barbès il n'y a plus de délinquants jeunes marocains jeunes sénégalais ça c'est l'immigration ñële attention la banlieue c'est des gens qui sont venus toog intégré toog mën na dox mënut a dox mën nañu bandi mais boo bëggee gis l'immigration comme le type italien da ngay jógee Châtelet gare du Nord gare de l'Est Château Rouge Barbès nga xool c'est-à-dire dañu amul jotu topp suñu doom yi bay wax loolu bay lijjanti loolu ñun kaasuñu suñuy droit ñun xamuñu suñu dara bu ma gisee nit ñi taxaw buntu consulat di kaas ay passeport ñii di def ay manifestation politique yu kenn xamut ba pare fàtte sa doom yi ci kër gi
li war a am sax li ñu waralu yelloo jox ko seeni doom yow ñemewoo ko laajoo ko parce que intérêt di la wax naan way tëj nañ di way parce que nun constitution bi laal nañ ko fii way lii ba pare bàyyi sa doom ci kër gi sa doom ci kër gi war a am bac am droit am bourse état bi ne ko am na droit attention maintenant l'état reconnaît ça dès le moment que mu reconnaître valorisation d'un diplôme que diplôme bi ambassade am na droit valoriser na bagu Sénégal lii la correspond nga ñëw Italie utiliser ko mais c'est parce que l'état a signé à un accord avec l'Italie sur ce domaine donc yow mënatoo kaas ne amul ñun ñoo mettre dans des comptes est-ce que association est-ce que daayira yi am nañ jot pour ne yee gars yi nañ leen xalaat loolu koo ci xam ne man sama doom jàngul kon sama yoon newu ci c'est-à-dire nous ne sommes pas une communauté pas tant que defuñu suñu bopp communauté tant que defuñu ko mais xool ko ci la multiplication des associations lu ko fi waral Pape Demba dañuy fal Pape Makhtar Tall mu def 2 mois ne Pape Makhtar Tall ne neexuma mu ngi ciy profité ñu ngi koy xam muy génn xaaral ma ne ma créé mu créé Simal ñëw ne Pape Demba mi créé naa créé mais demal ci albo régional bi de chaque région nga xool ñaata association sénégalais fa ne nga xool ñaata te benn bu ne ci moroomam la juddoo te ñoom ñëpp kenn defu fi dara kenn bul tax gaay mere la de boo ne kenn def fi dara gaay def dara tey ci tey ñu ngi nii toog même pour ce jour yi tey bu association yi dëgg woon danañ woote na diw ak diw amul këyit na leen ko dimbale ban condition lañ koy dimbale diw de wax dëgg amul revenu association bi nañ ko je vais vous donner un exemple bu ma dal Italie moo tax bokkatuma ci daayira ma bàyyi daayira bi tijaan bi fii ñu may dégg maa defoon carte yi maag booy ba ko defoon sax ndeysaan décédé na booy Sidi Diop booy bu baax ñoo defoon carte yi ñoo defoon lépp musuñu xam nag lu tax ma génn nit laaj na ko peut-être bu ko déggee ci tey la koy doog a dégg amoon na temps ñu am fii ñu ramassoon Sénégalais yu bëgg yóbbu woon leen lecce tëj leen ci benn centre d'expulsion jour boobu mu tombé koor ñu war a joxe muuru koor yi ma ne leen muuru koor yi yokk ko aayul mu bañ a mat moo léegi kenn ku ne su fekkee mën na yokk mais bu ñu paree daayira yi muy bu murit bu tijaan nañ leen dindi lu mu bon 500 euros de chaque daayira boole ko muuru koor yi jox ko ñi nga xam ne seen njaboot jox ko ñi nga xam ne ñu ngi leen yóbbu ci centre de kii yooyu rétention yooyu bu lecc lañ leen yóbbu woon ñu xool ñaata la ñu jéem ko séddale seeni jabar ak seeni doom yónnee leen ko Sénégal nit jóg na ma parce que xamoo luy daayira xaalisu daayira du pour loolu keroog laa gëj a toog ak Sénégal ci daayira keroog parce que su fekkee ma ne du pour dimbale doomu aadama man xaw ma ci dara donc nous avons beaucoup de défauts te malheureusement ñiy jiite di wax léegi la duñ xam sax li ñuy wax c'est pour un intérêt personnel ad personam ni ko grec yi waxee moo tax ñuy jiite suñ mënul nekk communauté suñ mënul na lan la suñ doom yi soxla ñu taxaw ci yan mooy jafe-jafe suñ doom yi ñu taxaw ci lu tax ñuy taxaw ci leneen doom lañ fi am di judd tagu ci kaw suuf doom nga mission bi la yàlla dénk borom kër mooy doom dénku la leneen dénku la sëriñ bala laa dénk sa sëriñ dénk gu la sa yaay déggu ba yow njaboot gi ko ci yow yaa dem ci jumaa jël responsabilité yaa dem ci église jël responsable takk jabar yàlla wax la ay conditions te condition première bi condition dernière bi mooy toppatoo njaboot soo ko mënut a toppatoo loo fi def je ne vois pas. jërëjëf professeur tey jii de yëguñu sax temps bi Baye Makhtar wax dëgg fa yàlla 11h jot waaye mu leen ko nëbb nag dama am tiitaange lool tey jii ci waxtaan bi ndax waxtaan wale dañoo jeexee ci ak maanaam kumpa waaye bii nag dama ci jeexeel ak tiitaange li ñuy wax rek li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li du ñàkk dinañ dellusiwaat beneen bés ndax nag dinañu war a mën a def émission boo xam ni dañuy indi ay proposition ndax nag mënuñu rek ni lépp baaxul war nañu mën a indi ay proposition ndax tey jii wax dëgg fa yàlla wax nañu laal nañ ci cadre yu bari dinañu ñëwaat nag
beneen bés boo xam ni dañuy ñëw indi ay proposition yoo xam ni dañuy wax ni lii kat yaakaar nañ ni buñ ci jaaree dina war a mun a baax ak it xëy na indi sax ñaari côté yoo xam ni war nañ leen mën a déglu ñi nekk ci temporel beeg ñi nekk ci spirituel bi loolu yaakaar naa ni dina gën a enrichir débat bi Baye Makhtar ma jox la nga tàggoo. waaw jërëjëf Baye Demba moom li ñuy wax rek professeur vraiment dafa frissonner un peu sax sunu yaram ci yenn mbir yi mais ak nu mu ci mënti doon rek nañu xam ni bu ñu bëggee waxtaanee sunu bopp faaw am yenn thèmes yoo xamante ni faaw ñu koy laal ak baaraam bi bu ñu ko defut rek dañuy nax sunu bopp rek duñ dem fenn te it loolu du ñu dimbali it ñu construire communauté bi nga xamante ni moom la ñu bëgg parce que boo bëggee def dara faaw nga def benn sacrifice mënta ñàkk fii ñu nekk ci réew mii ñu ne di réew moo xamante ni ci démocratie sax am na lu mu rawee suñu réew ñun Sénégal ak ci yenn gis-gis yi ak ci yenn taxawaay yi lii nu am dafa am sacrifice yu ñu def parce que boo jàngee tuuti histoire Italie ci révolution ak yu ni mel di nga xam ne bakkan yi fi faat bari nañu lool te loolu moo leen may yenn liberté yi loolu moo leen may aussi taxawaay bii nga xamante ni am nañu ko tey jii ba ñemee def yenn yi kon ñun àgguñu foofu ba ay bakkan di faat waaye fa nuy àgg rek mooy bañ a ragal wax ji di ko jël di ci teg suñu baaraam te loolu bés bu nu ko wàccee jóguñu mukk pour lijjanti ci suñu bopp jóguñu pour créer communauté jóguñu pour taxawal communauté bi ñu bëgg mais dañuy def individualisme ak égoïsme kenn ku nekk bopp sa bopp nga lijjanti sa bopp sa yoon nekkul ci leneen waaye yaa ngi réeree mbir ni sa njaboot gii ngay yar ci biir kër gi yaakaar ne lii ngay def ci ñoom lay yem waaye bu ñu génnee ña ngay ànd ak njabootu keneen ak keneen te xamoo keneen na mu yore ak na mu yare kon yaakaar naa ni jaadu na pour nga dem ba découvrir keneen na mu yore ak na mu yaree boo indee li nga def yow teg ko ci penc bi keneen indi la mu def teg ci penc bi mu doon lu baax loolu mën nañoo dimbali ba communauté bi ñu bëgg ñu am ko ci kàttanu yàlla xam naa ne dañuy tënk rek ndax waxtu wi wax dëgg yàlla ni mu gaawee sax daf ñoo xaw a jaaxal ndax waxtaan wu neex bi ñuy rafetlu xam-xamu professeur di ko ñaanal yàlla mu yokk xam-xam bi leeral xel bi di ziar ak barke bu baax a baax sunu mbokku internautes yi tey gars yi ni sax dugguñu nag wax dëgg yàlla ñëpp a ngi teewlu ñuy kontaan ci ñoom bu baax di leen jaajëfal ndax kii wax day bëgg ku koy déglu vraiment ànd bi rafet na di ñaan yàlla mu sàmm ñëpp lépp loo xamante ni musiba la ak balaa nekk ci àdduna yàlla nañ ci dégg rek doy sàmm ci njaboot gi it ba lépp loo xamante ni mbébét la ñu bëgg ko ci communauté bi yàlla sunu borom defal ñu ci lu kawe sunu njort jërëjëf Baye Demba ñu ngi siyaar bu baax encore une fois Modou Mbaye Thiam Baye Fall ci liggéey bu rafet bi. jërëjëf Baye Makhtar tey jii moom ni nga ko waxee rek wax dëgg fa yàlla yëguma temps bi ni mu demee ndax bi ma xoolee montre bi gis 11h damaa jaaxle dafa mel ni dañ jékki-jékki rek bis ko on a même pas eu le temps de développer mais nag wax dëgg fa yàlla tey jii moom émission bi macha allah. donte wax ji tiitlu na ndax nag dëgg-dëgg dañuy wax rek léegi-léegi da ngay toog ci benn moment boo xam ni da ngay jaaxle lool am loo ragal ni ko professeur waxee jot na ñu toog xalaataat waaye nag tout n'est pas perdu man je suis optimiste professeur dama la koy wax ndax gis naa ay exemple fii Toscane vraiment des pères de famille qui n'ont jamais fait les bancs daara la ñu jàngee gis naa ko foofu ci nord bi ndax le premier jeune sénégalais de seconde génération ne bi nekk avocat def naa Boy la sant je pense son papa est chauffeur de camion fii dama ci am exemple boo xam ni ñaari xale yoo xam ni yàlla bu leen cat topp Abdou Diouf il a écrit un livre c'est un écrivain boo leen ko xoolee boo leen demee ci net bi di ngeen ko gis est sempre estate papam day jaay ci marché yi munta bind benn làkk italien tey jii sa sœur ci biir Covid bi le soutenir thèse de lauréam in jurisprudence kon mu mel ni
am na ñuy def peut-être dans leur coin personnel mais c'est pas la solution prof kon yaakaar naa ni war nañu jóg xëy na ñi nga xam ni yéen ñi nga xam ni am ngeen xam-xam wala am ngeen seetlu ñu jóg tirer sonnette d'alarme bi xëy na interpeller directement les associations ak les daïra ba xëy na gars yi mën a jóg ndax nag Italie bu amee capacité organiser plus de 100 magal dans l'année mu nekk un capital boo xam ni ça draine presque plus d'1 million d'euros je dis bien 1 million d'euros boo ko xoolee war a dana ko jege entre li ñuy frais li ñuy dajale ci àllarba li ñuy yóbbu ci dëkk yi ku nekk di concours tout daïra confondu moo xam Tijaan Xaadir Laayeen ku mu mënti doon capacité de maanaam capacité financière bi Italie am mën a dajale xaalis mën a liggéey te mënuñu investir ba créer un projet boo xam ne ñun dañ ciy dund lu jar a ragal la professeur ma jox la nga nuyoo. Pape dafa am benn sociologue américain bu ne nit ki li muy def xoolu ci dëng na ak jub na su ko defee rek parce que société bi mu bokk ñoo koy def mu def te même bu dëngee looloo koy permettre mu bokk ci société parce que société dañuy def lu dëng groupe social am lay wuyoo potentialité yi am na fi lu ko def am na fi programme bu ko def am na fi il suffisait juste que Sénégalais comme la ñuy def ci Sénégal ñu bañ koo def fii ñu bañ a xool li leen di teqale te xool li leen di dajale nañ bañ a xool li leen di teqale nañuy xool li leen di dajale buñ ko defee mën nañ ko wàllu te Pape dafa am italien yi lu ñuy wax dañ ne bu fekkee amoo dooley walbati ngelaw li fi mu jëm parce que mënoo ko jéem la walbati voile bi ànd ak ngelaw li yow su fekkee nii nga jëm ngelaw li jëm ni yow amoo dooley walbati ngelaw li jéem la walbati voile bateau bi nga amee jéem a ànd ak moom seet noo ko contourner ba dem donc ñun ñoo war a jéem ñun ñoo war a jéem ñun ñoo war a jéem te mu ngi fi lu ko def mu ngi fi sincèrement c'est la communauté qui présente plus d'intellectuels et de plus personnes aptes pour wax pour liggéey pour jëf pour dimbale nit que benn n'importe quelle communauté n'importe quelle est-ce que xam nga leen suñ dajale woon suñ doomu intellectuel di dëkk bii rek ñu recensé leen comme ñi ngay wax nii ñu recensé leen rek woo leen xale yi rek buñ leen wooye ñu rek la bu dee ci wàllu diine am nañ mag ñu leen mën a jiite bu dee ci wàllu njàng am nañ mag ñu leen bu ñu woowoon xale yi rek mu jiite mën nañ ko def donc du lu jafe du lu impossible lu mën a nekk la te li waykatu Guinée ba doon wax il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard ba léegi mën nañoo defar te li may mujjee sëñ Mahmadan Mbàkke dafa am mbokkam mu fi jógee tey daf fi daan ñëw mbokkam jullit mbokkam léppam mu bokk ak moom lépp koy wax Tafsir Sakho ma koy jaale sëñ Mahmadan Mbàkke ci boppam dëgg la Tafsir Sakho daf nañu woon bu leen nekk cuune bu leen topp alalu àddina ci ba fàttali leen fi indi li leen fi indi mooy jaamoo yàlla parce que gis nga njaboot ci njaboot rek nga mën a jaamoo yàlla ba def ba li nga soxla yëpp nga jot ak njaboot ak jabar ak doom boo ko mënee éviter kenn ku ne la mu yelloo la mu moom la nga war a ñaq ca moom li nga war a ñaq ci jabar war ko ñaq ci doom nga def ko boo bokkaalewul li ci des mën nga koo tëb te danga dem aljaan te di nga am li nga bëgg kon nag Pape li may njëkk a digal benn mooy nañ leen góorgóorlu ci suñu doom li ma lay njëkk a digal ñaar mooy nañ leen góorgóorlu ci suñu doom li ma lay digal ñett mooy nañ leen góorgóorlu ci suñu doom yi te jox suñu jabar yi seen àq maa leen di gërëm yàlla na yàlla def jàmm macha allah jërëjëf professeur tey jii moom wax dëgg yàlla déggaat nañu xam-xam
di ci sant nag bu baax di la sant te di la tuubaat nag ci disponibilité bi nga xam ni jot bi nga xam ni léeg-léeg dañ koy foqati ci yow loolu xëy na sañ-sañ li nga ñu may rek moo tax ñu am sañ-sañ bi waaye ñi ngi koy tuubaat bu baax di la gërëm nag bu baax ci disponibilité bi nga ñu jox di soññaat mbokk yi rek ci taxawaay bi ndax nag ni ko sunu jëwriñ jooju waxee woon sëñ Njaga nañu góorgóorlu bu baax ci njaboot gi ak soxna yeeg alal ñooyam nekk na loo xam ni lu doy waar la war nañ cee góorgóorlu bu baax ba vraiment bañ a jiital am bi ndax nag am na lu ko jiitu waaye fi mu ne nii daanaka am lottal nañu ba nga xam ni daanaka talatuñu principe éthique maanaam sànq yaa ngi wax yar mi ngi tàmbalee ci sa njaboot di la gis ngay def ñuy topp ngay wax ñu ciy topp mais léegi daanaka loolu moo rafle tey jii da ngay gis njaboot goo xam ni ci biir kër yi li ñu yaree ci njaboot gi daanaka lu ci ëpp daanaka waxu safaan ndax tey jii ni ñuy dundee daanaka dóor bi dafa bari jëkkër ak borom kër ak soxnaam taxaw daanaka wut gi tegante diil lépp daanaka loolu mi ngi ci biir bu fekkee kër gi dafa xat ñun fii ni ñuy dundee xat lool njaboot gi nekk ci biir di assister ci loolu bu ko màggee lu doy waar lay nekk kon mbokk yi nun de sunu làmmiñ rek lañ yor donte bokk nañ ci ñi gën a dëng ak ñi gën a jaaxle ci sunu njaboot waaye ñi ngi woote daayira it war nañu jóg ndax nag man dama gëm ni daayira yi dañu am rôle bu ñu war a jouer ñoom ñu yor capacité de mobilisation humaine bi financière bi ñoom la ñu mën sax des fois association yi duñ ko mën waaye association it dañu war a jógaat indiwaat ay xalaat yu bees toog njëkk bokk xalaat ndax feeg bokkuñu xalaat ñun ñëpp mënuñu liggéeyal communauté bi loolu bokk na ci li nga xam ni lu ñu war a taxawal la kon mbokk yi tey jii loolu rek la ñu indi woon mu nekkoon ci diaspora xam naa dinañ ci ñëwaat yeneen jamono on a voulu nag tëb argument wu jamono ji ndax nag ñi ngi ciy wax démb vraiment sunu ay naataangoo ci beneen plateau waxtaan nañu def émission spéciale di ci wax ñu ni danañ ci waxaat waaye dañuy xaar ay dogal yu bees yaakaar nañu ne bu génnee nag ñu mën a duggaat wax ci waaye jamono ji wax dëgg fa yàlla mel na ni foo dem sax loolu rek ngay dégg te it daanaka day dem ba information bi day mujjee ëpp kon nag mbokk yi ñi ngi tuub ci lépp loo xam ne rek kàddu yu dëng la waaye it di sant ci yàlla lépp loo xam ne rek lu jub la ñu xam ni ndogalu suñu borom la di leen sant di leen gërëm di sant bu baax Mamadou Mbaye Thiam Baye Fall moom mi nga xam ni moo nekk ci xarala bi tey jii dégguñu kenn wax son te pourtant de bu son bi baaxul gars yi dañuy xeltu rek waaye jamono jii nga xam ni ndeysaan son bi baax na ñëpp a ngi déglu ñëpp ni tekk kenn du ko def compliment yi waaye nag nañu xam ni lépp moom la ndax mooy nekk ci gannaaw kenn du ko gis daanaka la muy daj ñun duñ ko daj mooy boole nit ñi collegamento yi lépp moo koy def tey jii man maa ngi Toscana professeur nekk Veneto Baye Makhtar nekk Parme moom mu nekk Milano ñi nekk ci àdduna bi yëpp di ñu jot kon mbokk moomu ku jara sargal la ku jara ñaanal la kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey jii ci diaspora di leen santaat nag di leen gërëm di leen jox dox daje dimanche ak jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf بالناس كل
كل إذن بنا